Pikine TV, la télé de proximité. asalaamaaleykum yéen suñu mbokk internet yi nga xam ne yéen ñuy suivre en direct sur la télé Pikine TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di leen jaajëfal bu baax a baax tey ñu ngi fii ci département bu Pikine nekk ci siège fi nga xam ne moom mooy siège waa Pastef di dalal tey ki nga xamante ne ni mooy suñu gan ñu gën koo xam ci monsieur Daouda Gaye nekk responsable politique bokkoon ci collectif bi nga xamante ne ni moo nekkoon sama suuf ma yokk sama armère nekkoon candidat à la mairie de Pikine Est ci élection locale yi ñu génn tey moom la ñuy dalal fas yéene am ak moom waxtaan bu yaatoo yaatu jëm ci li nga xamante ni moom moo di élection yi ñu dëgmal ak li nga xamante ne ni moom moo di avenir politique bi nga xamante ne ni moom mooy entre coalition Yewwi ak Wallu mu gën ñu see indil ay leeral bu baax waaye ñu bàyyi leen ak suñu mbokk internet yi mu nuyu ak ñoom Daouda ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi leen di fay waa Pikine TV di nuyu grand Youssou Seck grand bëgg Pikine di naan picc a ngi ci kaw mais xel maa ngi ci suuf il est loin du Sénégal géographiquement mais très proche de Pikine par le cœur mais également par les actes di nuyu tamit les internautes yi nga xam ñu ngi suivre seen chaîne bi di Pikine TV te di wax comme ni ma la ko waxee sànq chaîne la boo xamante ni chaîne la bu ñu war a dooleel parce que gis nañu positionnement am nekk positionnement impartial nekk à équidistance des différentes organisations et autres partis politiques et je pense que loolu la ñuy soxla te lu ñu jar a jàppale la di nuyu tamit camarades yi nekk nii ñoom ñëpp waa bokk ci Yewwi Askan Wi ak intercoalition Wallu ak Yewwi di ay ñoo xamante en général mosuñu sax intéressé wu ci politique wala mosuñu def politique mais sentir ne dañ nekk ci benn moment bu crucial boo xamante ni Sénégal dafa nekk ci benn tournant boo xam bu ñu ko ratee ragal naa ne ay 2 générations après la ñuy amaat possibilité bu mel nii yaakaar naa ne 1962 lañ ko ratee woon ak le président Mamadou Dia boobu ba léegi li fi nekk mooy système bi fi nekk système de prédation des ressources nga xamante ni benn minorité ñoom ñooy ñëw jël ressources yëpp xam nga bu élection jotee ñu ñëw nax nit ñi ak ay weccet ak affaire yooyu après continuer di dawal système bi ba tey li nga xam ne ay mébét la nit ñi doon amoon doon ko jooytu loolu lépp daje tey ba nga xamante ni moment bi nekk un moment boo xamante ni propice pour mën a opérer cette révolution là bi nga xamante dina tax ñu am des lendemains meilleurs pour ñun bu ñu demee ba nekk mag mais pour tout suñuy doom ak suñuy sët donc di leen nuyu ñoom ñëpp tamit di leen remercier seen présence di ñaan waxtaan wi njëriñ génnee ci ay leeral jëm ci waa Pikine. Daouda ñu seetlu depuis bi ñu génnee ci élection locale yi ñu génn ba tey ñu ngi doog am occasion pour jàkkaarloog yow laaj la yan bilan nga tiré après élection yi nga xamante ni jóge na si ndax gis nañ Daouda yëngute ak Pastef bi nga xam ne moom la ci àndaloon mais par rapport ak élection yi ñu dëgmal gisaguñ Daouda carrément ci terrain bi. waaw élection locale yaakaar naa ne bilan bi ñu ci tiré bilan de satisfaction la. parce que loolu moom moo nekkoon xam nga. kii fi nekkoon maire dafa amoon benn système de relation bu mu tissé woon ak waa Pikine Est par sa présence xam nga maire moom amul leneen lu muy liggéey donc mën na fu nekk mu fay dugg dem ci ngénte yi dem ci dëj yi disponible wan leen tamit yar ak dal ak yooyu noonu donc loolu la nit ñi gisoon ci moom ba tax na ñu bëri mujj nañ ñëw ci dynamique yi Yewwi Askan Wi ci local yi ku leen waxoon ne duñu ànd ak moom ci biir élection locale duñ ko gëm bi ñu demee ba mu des 2 mois ku leen waxoon ne duñu ànd ak moom battre campagne pour réélire ko duñu ko gëm parce que amuloon beneen discours boo leen mën a tegal parce que munoo wax yarwul munoo wax ne mi ngi dem ci nit ñi nit ñaa ngi koy gis et cetera mais ragal naa ne ba amoon ci ñoo xam amoon nañ tiitaange même biñ ci duggee jàpp ne kat bu élection yi weesoo ñoom dinañ xat ci Pikine Est waaye ragal naa ne laneen moo mujj am mooy gagné nañ ñoom entre guillemets loolu naa ci dikkaat waaye ñoom ñoo mujj a xat biir Pikine Est ndaxte ñi xam ni nga xamante ni moo fi amoon 7 ans yi passé ak li am depuis élection yi xam nañ ne waaw ñoom xat nañ trop ci biir Pikine Est li ko def nag mooy élection yi bu fekkente ne dañuy wax électorat Pikine Est kese dañ leen a dóor yi méttee damay joxe rek ba ay indication ay indicateurs autant moi 2014 ñoom bi ñuy gagné ils avaient gagné avec 2200 voix ñun on a obtenu 3193 voix da gis 3193 voix yooyu ñun
xamuñu ñu mat 100 personnes ñoo xam ne mën nañu wax ne ñii ñun lañ voteel pour te dire ñun xamuñu ñan ñooñu voteel. ok sunu discours de campagne suñu discours de campagne moom moo convertir ñu bëri au vote Yewwi. Ce qui s'est passé mooy il y a eu plus de 3000 transferts yoo xam opéré nañ ko. mais yéen xanaa yëgu leen ko bi transfert yi bi ñu xam nga transfert xamoon nañ ne am nañ ay transfert parce que bi mu fi toogee 2015 ba 2021 liggéeyul la du transfert ci loolu rek la doon liggéey te loolu neexul contrecarré parce que ñun nii ñëpp dañu yor suñu ay njaboot. am suñu liggéey boobu ci la ñu am loo xamante ni ci la ñu tëye suñu ngor ba kenn duñ jënd kon nag bu ñu xëyee dañuy dem liggéey bu ñu xamee dem di liggéey amuñu temps dem ci mairie ba. di jéem a surveiller di dem ci chef de quartier di xool kan moo établi de faux certificat de domicile ak certificat de résidence ak ay transferts yoo xam nga amuñu jot boobu moo tax loolu ñun mënuñ ci woon am emprise mais xamoon nañ ne mi ngi am mais nekkuloon loo xamante ni mën nga ko tracer ba mën ko circonscrire donc loolu moom moo tax ñun bi ñuy dem ci élection yi ñun xamoon nañ ne lii di transfert yi dana peser sur la balance loolu c'était un fait. Mais malgré tout cela, on est parti aux élections. Maintenant, ci biir élections yi le jour J notamment ci lañ ñun on a mis la main sur une liste de 525 personnes transférées te loolu benn liste rek la parce que j'ai appelé le sous-préfet pour lui dire que bâtiment municipal bi du nekk quartier général lu benn candidat bibliothèque municipale bi également même chose ma ne ko boo leen fa génneewul man danaa wut table dem teg foofu noonu parce que ñëpp ko bokk. looloo tax ñoom ñu génne leen bi ñu leen génnee mën a contrôler lépp ci la am ñenn ñoo xam ne ñu ngi ci biir poste de santé bi. ci biir poste de santé bi lal ba sañ teg xanaa ay liste teg xaalis yore téléphone di woote ñii transféré Géejawaay ginnaaw raay ñenn ñi yëmbal ñenn ñi Géejawaay ñenn ñi Mbour ñaari camion ñaari bus Selov yi taxawoon fii ci tali karo bi. jóge Fatick loolu kenn mënu ko contrôler d'ailleurs moom moo tax. waa Pikine Est ci boppam daf leen a jaaxal 8h ba 20h 21h école 3 bi mi ngi fees dell parce que fii la def transfert am yëpp fii la ko def donc loolu moom moo basculer le vote bi de telle sorte que aujourd'hui on peut dire que il n'est pas le maire de Pikine Est il est le maire de quelques gens de Guinaw Rail de Yeumbeul Est te xam na ne légitimité boobu amatu ko moo tax waa Pikine Est dañ ko daan gis muy lambar yi ci premier mandat am mais mënatuñ koo teg bët parce que dafa xat kon bu mu jaar xam na ni ñii voté luñ ko. loolu moom mooy réalité ba tax na ñun encore une fois satisfaction lañ ci am beneen satisfaction moom mooy man peut-être bi may bokk ci coalition bi pratiquement on était à 2 mois des investitures xalaatuma woon sax dama ciy bokk parce que man bokk ma ci benn parti. ok yaa ngi dégg on est entré dedans avec notre mouvement taxaw Pikine et in extremis donc moo tax ñu bëri dañ doon wax naan amuñu benn chance parce que dañoo yéex a ñëw mais ñun suñu objectif moo nekkoon taal xel yi Pikine Est dafa nekk commune boo xamante ni dafa am xaalis c'est une commune très viable te booy xool 12 communes yëpp depuis ñu génnee département de Kër Massar 12 communes yëpp Pikine Est moo ci gën a tuuti boo ci dindee Caaroy gaar. mais loolu dégg naa la nga koy wax di def sortie bu mel noonu. mais bu fekkente ne nii ñi dëkk Pikine. ak ñi xam Pikine jàpp nañ ne Pikine ressource bi nga xam ne moo ko Pikine Est ressource bi nga xam ne moo ko mën a indil dara c'est juste syndicat bi. mais bi ma la dégloo nga wax. man jàpp ma ne ressources yooyu noonu yëpp mu ngi fii nii Pikine Est. alors que Pikine Est mënta bouger fi mu nekk. Pikine Est matière am ëpp na loolu en réalité chiffres yooyu ngay dégg may wax. mooy juste ni ñu recouvrer effectivement boole ko fonds de dotation ak fonds de concours yi mu dem trésor mais matière bi fi nekk. normalement Pikine Est bu ñu pratiquoon la vérité des recettes. mu bañ a am lu ñuy sàcc ci recettes yi mooy. booyam yi di dugg ci boutique yi di dóor ay patente affaire yi di ko def seen poste ak li ñuy sàcc ci syndicat bii nii ci ay recettes bu dul woon loolu kon Pikine Est day dem vers 800 millions de recettes au moins par an jàpp 1 milliard de recettes. mais tamit Daouda est-ce que loolu du ay tuuma rek wala dafa am fi ay base yu légal yoo xamante ni foofu nga ko teg li nga nekk di wax. man li ma leen wax leen gis nga un maire il est protégé comme le président de la République. est protégé par l'article 80. de la constitution maire dafa am ci code général des collectivités locales article 105 gis nga maire boo ko diffamé wala nga waxal ko lu amul tamu du la ëpp ay buum Issakha Diop demal nga porter plainte article 105 du code général des collectivités locales moo la may bu la un citoyen bu mel ne Daouda Gueye diffamé wala mu wax dara loo xam ne amul nga dem porter ji plainte
du porter plainte. bi ñu gisee Daouda Gueye bi ñu gisee Daouda ñoo porter plainte. 2 plaintes la ñu dugal. mais comme moom il est protégé par le pouvoir mais pouvoir bi moom 16 mois moom moo ci des dina goqi donc loolu laa lay wax ne la ñun li ñuy wax dafa am bu baax fu ñu moo ko gën a xam moo tax déggoo ci tontu duñ mës a tontu au début bi ma commencé balancer chiffres yi lan lañ doon wax moo ko fabriqué parce que moom ci boppam xamu ko woon moom ci boppam. xamul woon ne moo def loolu moo ko def de. mais xamu ko woon li muy liggéey moo tax amul jotu di tontu ay opposants saa bu ñu defee sorti lépp moom moo ko def non xam nga ñun bu ñu xoolee opposant quoi ñun taxawuñ sax foofu suñ discours c'est pas un discours politicien gi nga kii ku fi indoon discours politicien doo mën ci moom dara. xoolal yeneen candidats yi nga xamante ni discours politicien lañ indi woon. ak ay démarche politicienne dajale xaalis dajale ay nit indi ay oto kii amuñu dara parce que sénégalais yi léegi doxatuñ ci loolu gis nga ñiy voté ñi ngi seen biir kër yi d'ailleurs moo tax ñun suñu biir campagne dama ne leen porte à porte yi la ñuy def mais bi ñu day wax mënuñoo daj kër yëpp ma ne utal leen ma sono bu baax micro bu baax sampal ma ko ci benn angle may wax ak nit ñi seen biir kër yi ñuy dégg ñooñu voté moo tax ma ne ñu ñuy voté ñun gisuñu leen daaw ñëw meeting daaw ñu ñëw ci ay RPI daaw ñëw ci dara. parce que dafa bëri woon Sénégalais yu bëri yoo xamante ni rawatina waa Pikine candidat Daouda Gueye fii ci Pikine Est daf leen a bettoon. waaw parce que man en fait yàgg naa la ràññee. ci ay combat en fait jour bi ñuy tëral Mamadou Diop j'étais là-bas. man yàgg laa ràññee ci combat yu mel noonu. mënoon na nekk man jour boobu noonu 2011. place de l'Obélisque mënoon na nekk man. ndax yaa ngi dégg bu baax li ma xaw ma lan moo ma ci génne bi may périer di tëb xanaa. di dugg jàllu suufu géej bu tooyoon boobu nag xam naa dañ ko doon doog a soot. xamuma lan moo ma ci génne. donc pour wax la ne la ñun effectivement yàgg nañ ci combat yi te ñun loolu moom moo nekk ci ñun. waaw moo tax bu ñu kenn xaar ci discours politicien mënuñu ko lu ñuy wax lu nekk dañ koy documenter. lii ñuy wax ni ci gestion municipale 2015 2021. lépp c'est documenté boo demee trésor loolu nga fay fekk boo demee ministère des collectivités locales moom nga fay fekk boo demee cour des comptes loolu nga fay fekk moo tax mënul porter plainte moo tax amul intérêt coow li jóg lu ne def na ko wuti ay buxaaba lu nekk pour coow li fay mais coow li di fay parce que heure bu demee foog coow li fay na ma jafal ko. parce que dafa fontoo dafa foyee dafa caaxaane waa Pikine Est 4 milliards mooy 16 millions en 7 ans wala Pikine Est ni mu tuutee 77 hectares virgule 8 yoo xamante ni syndicat bi lekk na xanaa 1 hectare 54 yi stade bi jël 1 hectare 79 yi lan moo ci des yaa ngi dégg mais xoolal tey jii tey xoolal voie publique bi xool voie publique anarchie bi xoolal Pikine Est ni mu saltee tamu na de 2015 à 2021 génn na trésor lu mu génne laa wax de xaalis plus de 330 millions yoo xam mi ngi ko fay personnel temporaire bi war a bale Pikine Est ñan la ko fay mais des fois ñu gis élément yoo xamante ne ni élément ci Pikine Est la ñu nekk chaque jour que jëfee ñu gis leen ci kaw tali 330 millions laa lay wax 330 millions laa lay wax yaa ngi dégg mu ne la li muy circulé biir Pikine Est fii di régler ay problème Pikine Est dépensé na 62 millions de francs CFA en carburant gasoil comme transporteur loolu fu mu am lii may wax nii. xam nga yooyu dafay xaw a naqaree vérifier. mais dama laaj imaam yi ñaata lañ jot pendant les 7 ans jàkka yi 2 tonnes ciment jàkka bu nekk 2 tonnes ciment lañ jot ñaata 120 000 ou bien 130 000. or 2015 defar na mandat secrétaire général imaam yi signé président imaam yi signé mu dugal ko trésor génnee fa 6 300 000 francs neen da ko jox jàkka yi comme subvention pour entretien des lieux de culte 2016 mu defar la même chose génnee 3 180 000 francs 2019 mooy année de crime bu maire bi 2019 mu nee na mu génnee fa 45 millions boo boolee lépp mu nekk 54 480 000 francs sama papa ci imaam yi la bokk. waaw léegi loolu ci lan la leen wax ne la ko def. dama laaj imaam yi en tout cas man dem naa ci imaam yëpp toog ñoom wax leen ne leen carrément lii mi ngi nii kayit yaa ngi nii
seen signature yi moo génne lii ndax jot ngeen ñu ne déedéet da ngay jéem a gis ak imaam yi nga laaj de. parce que li ngay wax lu tax des fois muy naqaree comprendre. Issakha Diop ak comportement am. ak aptitude am dafay naqari trop pour ñu di ko taxé ci yu demee noonu. taxé wu ma dara man ay fee laa wax. dama jël jëmmi Issakha parce que ñu bëri tudd nañ leen ci ay corps de contrôle. ba mu des moom dama jël jëmmi Issakha teg na le man ay fee laa Issakha amuñu benn problème sama rakk la amuñu benn aw moom benn animosité sekkuñu ko sax. mais man je parle d'acte de gouvernance bu doon Mor Khoudia moo nekk à sa place Mor Khoudia laay wax bu doon Pathé moo nekk à sa place Pathé laay wax donc ce n'est pas la personne de Issakha respect la ma wan yaa ngi dégg respect la ma wan amuñu benn problème amul lenn lu ma ko yéene loo xamante ni kii mais nag Pikine moom dama ci jaloux parce que on a perdu trop de temps Pikine ren lay fêter ses 70 ans ñun dañuy dem ci yeneen localité di leen fan ni ñu defaree seen tali yu trottoir lépp propre et cetera mais xool fi Pikine mën nañu ko def compétence ñi ngi fi amour bi mi ngi fi donc li ñuy metti mooy mu ñëw foyee waa Pikine Est pendant 7 ans ba pare comme tu dis ñëw dox ci kaw waa Pikine Est sampal leen benn kanamu innocent dem ci dëj ci ginnaaw muy dóor ay centaines de millions après gis nga lii man xam nga sama problème mooy nan mooy lan la yebee waa Pikine Est lan moo tax mu yaakaar ne moom jëmmam ak li nekk ci Pikine Est yëpp li ñu jàng yëpp li ñu dox yëpp li ñu xam lépp mu yaakaar mën na def loolu ba pare benn Pikinois de l'Est sax du yeewu gis affaire boobu noonu xanaa mooy ñëpp ay ngaaka lañ te gis nga lii bu jàlloon peut-être dana toog fa ne waa Pikine Est ay ngaaka lañ mais ñun duñu ay ngaaka ñenn ñi peut-être dañoo lijjantiwul li muy def ñenn ñi également dañoo xamul ñàkk a xam bi mooy lan day wax benn paax ay expliquer recette maire bi mu ne ma ñun de temps yii suñu jàkka ji doon nañ organiser benn kii mais dama neen jarul ñu jox maire lettre parce que dañ koy sonal rek amul xaalis parce que loolu la leen doon wax quoi maire bi amul doole loolu lay wax nit ñi mu ne mais lii nga ma wax nii ma ne ko lii ma la wax nii moo ci nekk li am nag mooy maire bi amul woon xaalis moom bi muy ñëw di nekk maire bi amul woon xaalis parce que boo xoolee moom mi ngi remplacer Malick Konté. Malick Konté ci dernière année d'exercice mu am ay ennuis judiciaires maire Tabara continuer maa ngi compte de gestion 2014 30 millions de recettes le Pikine Est sur toute l'année 30 millions de recettes boo gisee ñoom Ibrahima Ndiaye grand yi ñoom ñëpp di tëb di dal bëgg a jotaat ci maire bi mooy non mais attends ñoom bu doon dërëm la ñuy téye maire bi mi ngi téye ñaar fukki dërëm fi mu ne nii ndax dégg nga ma 30 millions de recettes 2013 acte 3 bi dugg ñu promulgué ko en 2004 mu entré en vigueur en 2015 muy première année d'exercice bu Issakha Pikine Est ci recette waxuma budget de lu ñu wuti de mais lu ñu téye nii. ñu am quoi. recette ba année bi jeexee li ñu téye ci xaalis. jóge ci 30 millions 2014 dem ci 257 millions 2015. jóge ci 257 millions 2015 dem ci 301 millions 2016 2017 mu dem 371 millions 2018 mu dem 468 millions 2019 affaire bi dem ba 591 millions ci la génnoon bi ñu defee seen vote budget prévisionnel naan yóbbu naa budget bi mooy affaire politicien yi yóbbu naa budget bi 1 milliard fekk yoo loolu prévision et d'ailleurs loo fa dugal boppam ndaxte d'ailleurs loolu mi ngi ci biir plainte bi parce que loi bi daf ne bu fekkente ne sa budget prévisionnel egg na 1 milliard da nga war a def déclaration de patrimoine defu ko. mais bi muy doog a toog deful déclaration de patrimoine. defu ko mënu ko waru ko def parce que budget bi àggul 1 milliard mais 2019 àgg na 1 milliard bu ma nee budget nag du lu mu téye mooy li ñu voté ne moom la ñuy uti. moom la ñuy uti. mais gannaaw ba ñu utee. bi année 2019 bi jeexee li nga xam moom la ñu téye ci recette mi ngi toll 591 millions. 2020 Covid bi ñëw ak impact yi mu def ci économie bi affaire yi wàcc ba 503 millions ñu ñëw 2021 dernière année d'exercice affaire bi taxaw ci 472 millions boo boolee lépp muy 4 milliards yu manqué 16 millions boo jëlee Malick Konté 5 ans yi mu fi def yëpp. 5 ans yëpp boo boolee li mu fi téye ci xaalis 5 ans yëpp benn année Issakha moo ko ëpp. loolu laa bëgg nga comprendre ko
boo boolee Pikine Est Ndiaga Thiam Patala Ibrahima Ndiaye Malick Konté Tabara boo boolee ñoom li ñu téye ci xaalis yëpp 1996 ba 2014 lii Sakho téye 2015 ba 2021 moo ko ëpp. mais boobu acte 3 bi ñëwul. waaw moo tax ma lay wax looloo tax Pikine Est dafa jóge ci kattan ci wàllu xaalis ci xale buy doog a fer dem ci ponkal quoi dem ci ponkal mais gis nga xaalis boobu li ci bëri ñi nga lekk du waa Pikine Est waa ginnaaw raay ka lekk waa yëmbal mooy transfert yi gis nga tabaski bii. ngande scandale am na Pikine Est. ci li ñu yëgul ñun. tabaski bii nii trésor ak scandale yi am ak li ma ciy wax man ne coow du fay Pikine Est amuñu intérêt à ce que man ma noppi parce que bu ma noppee rek ñu continuer seen yooyu ñu def moo tax du ma noppi. imaginez koo xam ne téye nga 4 milliards pendant 7 ans. te toog 5 élections yi biir campagne bi ba début mois bi maire bi dañ coupé woon seen compteur ba buddi compteur bi yóbbu ko. ndax ay arrières yu ñu amal seen eau. compteur courant wala ndox. ok le 23 janvier moo nekk jour élection yi 3 jours après le 26 janvier jot nañ facture 93 000 francs mënuñu ko fay. boo boolee li ñu amal seen eau yëpp mi ngi tolloon ci 1 million 726 842 francs fii laa def conférence de presse 2 jours après lañ jëli compteur bi. mais est-ce que du am dëgg bu naan kon mairie bi amul xaalis. non dëggal ma yow maa ngi la wax 4 milliards nga naan ay maire bi amul xaalis. ah mais somme boobu ci facture ñun sax suñu kër yi dañ koy fay. waaw dëggal li ma la wax gis nga tabaski bi ñi ngi doon fayee secours yi trésor moo déplacé wu ñëw lu leer nga koy wan nag trésor mandat nga koy wan ak carte d'identité mu fay la 50 000 francs moo nekkoon secours yi mais comme trésor moo koy fay. ñoom mënuñ ci def ay deal ñi benn bureau la maison de la femme ñu ibbi beneen bureau ñoom ci côté bi ñi nga xam ñoom ñoo leen transféré waa yëmbal yéeg waa ginnaaw raay ñoo lekk xaalis Pikine Est bi yëpp ñooñu ñoo lekk xaalis Pikine Est bi yëpp te élection yi ñooñu nga fii gisaat. mais Daouda malgré loolu. may ma rek ñooñu. bu ñëwee dugg fayee ko ba pare. boo génnee ñu ne dugal ci bureau ba léegi boo duggee ci bureau bi ñu nangu 50 000 francs jox la 20 000 francs téye 30 000 francs yi tabaski bi. mais xanaa loolu buñ koy def tamit ki ñu koy def expliquer nañ ko ce qui se passe. lan moo xew ba tax ñuy def loolu. ki ñu koy def dëkku fi xam nga bu jotee 20 000 francs day sant li ma lay wax nii fii maison de la femme bi ci tabaski bii nii. non Daouda dafa am naa ay tour ñoo xam ne sax Pikine Est lañ dëkk nekk ci ñi doon yoon transfert yi ñoo xam ne dañ ci mujj a mer parce que dañ leen ko def mais maa ngi koy documenté loolu lépp dina génn am na beneen dossier boo xam ne tamit dana génn. tënkuma ko ci ay élection man dama jot ay explication yoo xamante ne ni am na ñoo xam ne Pikine Est fii leen dëkk. fii leen juddoo fii leen yaroo. mais jamono moo leen dab seen i wayjur ñu tuxu dem yëmbal wala ñu dem feneen mais teewul seen ay électeurs ba tey mu ngi fii. est-ce que dul si loolu Daouda nga basé wu. ba tax nga jàpp ne non ñi ma lay wax ay groupement de femmes yu dëkk ginnaaw raay yu dëkk Pikine gis nga di daanee Pape Gorgui Ndong transfert massif d'électeurs yi jógee Pikine Ouest ci la bokk. nga yaakaar ne koo xamante ni fii la ay parents dëkkoon comme tu dis mu tuxu moom pour mu ñëw voté si dañ koy jëlal oto dañ koy jëlal oto et pourtant gis nga clando yi gaari fii nii ci wet Auchan bi ñoom la ñu loué jour élection bi 32 750 lañ leen fay journée bi ñoom ñoo doon def navette di dem di jëli yow bu dee fii nga dëkkoon nga tuxu pour nga ñëw voté si dañ lay jëlal oto pour nga ñëw. mais loolu moo xew fépp. man gis naa ay ñu transfert yóbbu leen ba bokk jàllo be ay ayra laaw. waa léegi yow dem voter parce que amuñu moyen xëy na. waa léegi d'accord na mais bu boobaa na jàpp ne du maire waa Pikine Est parce que waa Pikine Est 3193 Pikinois de l'Est ñoom ñoo xëy journée bi yëpp dem voter ji yaa ngi dégg ñooñu kenn jëlalu leen oto kenn xamu leen. kenn xamul ñan la yaa ngi dégg. mais ñoom xam nañ bu baax seen ay électeurs. maa ngi fii vidéo bi suma téléphone liste de 525 personnes daam bi ko yoroon ci biir kii bi am na ñeneen ñoo xamante ni feneen lañ nekkoon
léegi bi ñu génnee ci élection locale yi sa collaboration yow ak waa Yewwi ak waa Wallu ñu bëri dañuy solliciter naan ñu pourquoi Daouda mënta intégrer carrément ci biir Pastef pour mën a dooleel Pastef fii ci diwaanu Pikine parce que mën na ko am na kàttan bi am na charisme bi am na xam-xam bi mais pourquoi pas. mais lan moo tax ngeen bëgg par force nit ñi dugg ci ay parti ay li ñu boole. non mais askan bi ñooñu yóbbante yooyu ah. léegi waa askan bi voilà. gis nga pour nga jàppale li nga xam moom mooy projet révolutionnaire bi nga projet révolutionnaire moo mag Ousmane Sonko fuuf moo mag Ousmane Sonko fuuf Ousmane Sonko moo ko incarné actuellement nii. tout à fait. moom moo ko incarné am na ñoo xamante ni ay imam lañ am na ñoo xam ne ay mara lañ bokkuñu ci parti mais ñu ngi ciy jàpp. donc nekkul loo xamante ni mbirum parti la projet bi kenn mënu koo tëj ci parti te Ousmane il a bien compris ça projet bi kenn mënu koo tëj ci biir parti beneen bi mooy Pastef yaakaar naa ni ñu ngi fii ñu ngi fii ils sont bien structurés bien organisés et dans toutes les communes et au niveau du département ñuy travailler ak ñoom mais man Daouda Gueye man sama patriotisme local waroowul na ak sama patriotisme sama panafricanisme et cetera. Mais dama naan Pikine Sénégal Afrique yaa ngi dégg Pikine Sénégal Afrique moo tax lu may dugg mu jëm Sénégal Pikine laa ciy jiital ça pas dire que damay def benn chauvinisme yeneen localité déedéet mais c'est comme ça man Pikine. parce que fi nga dëkk tamit. va au-delà ma dëkk fi xam mën nga fi dëkk sax te sentiment boobu du la animé mais man tayuma ko quoi c'est-à-dire que dama judd màgg ñu yàgg di stigmatiser waa Pikine boo ne Pikine laa dëkk et cetera moo tax sama combat yëpp en réalité loolu moom mooy li nga xamante ni moom mooy li ko samp quoi. te ci lay gars yi ne da ngay boddi konte xeet. non du question non Pikine fii. non waa ji daf ko wax Casamance. non yooyu ay waxi caaxaan la Pikine mënoo fee dëkk di boddi kon xam nga lu tax. Pikine melting pot la c'est-à-dire que Pikine c'est le Sénégal amul benn village bu nekk Sénégal boo xam amul représentant fii. amul benn village ci Sénégal boo xamante ni amul doomam buy yeewoo Pikine parce que même ñun Pikine 1952 bi ñu ñëw fii bon suñu maam lañ fiy ne sama maam lañ jëlee képp koko. dafa symbolique mu buddi baraagam teg ko ci oto. jamono oto bu yanum ne Pikine la jëm ci golo yi parce que ay sayaan ak ay dégg affaire yi moom moo fi nekkoon ñenn ñi jóge Almenko ñenn ñi jóge Baye Gaynde yaa ngi dégg ñenn ñi jóge champ de course ñu ñëw fii te ñoo ñëpp ci kaw gi lañ jóge woon. après deuxième guerre mondiale population bi explosé gouvernement colonial bi bëgg a désengorger xanaa Dakar indi leen fii suñu mbokk yëpp bu ñu jógee ay kokkeek ay njaareem ak feneen fii la ñuy ñëw. moo tax Pikine nekk melting pot moo tax Pikine boo fi dëkkee après foo dem da ngay mën a bokk ndaxte foo dem boo demee ay njaago lañ. yow nekkoon nga fi ay njaago quoi da ngay ñëw rek bokk foo dem ay soose lañ yow nekkoon nga fi ak ay soose quoi da ngay dem rek bokk loolu tax waa Pikine nekk ay nante quoi fu ñu dem rek dañuy bokk te fu ñu dem dañ leen ràññee quoi dañu muus quoi parce que waaw voilà contexte géographique bi la ak démographique bi léegi élection yi nii gisaguñ ci coalition Yewwi Wallu ni ñu leen ci war a gisee bu baax a baax ci Pikine bien vrai que ñu ngi bàyyi pouvoir bi moom ñu ngi leen di gis partout mais. bojo yi coalition Yewwi Wallu moom. moom gars yi gisaguñ leen. ñoom xamul lu tax ngeen leen di gis ñoom ñoo dugg ci kër yi. non mais dañ ko pare ñoom ñoo njëkk a jóg non ñoom ñoo. gis nga ñoom dañuy tambaambalu ci mbedd yi parce que ñemewuñoo xamuñu mais buñ demee ci nit ñi lan la ñuy wax nit ñi. lan la ñuy wax nit ñi lan. maa fi ñëwoon daaw. waaw léegi diggante bi nga fi ñëwee daaw ak bi nga fi ñëwee ren lan moo changé xamuñu lan la ñuy wax nit ñi te en même temps ay mercenaires la ñu mobiliser li ma tuddee mercenaires mais ñi fay dem ñëpp dañ leen di fay fii kenn du fi fay kenn au contraire gars yi ñooy génn di ci def ñun doxuñu ci bokkal ma xamu ci lañ dox bokk naa bokk loolu moom moo tax gars yi boo leen gisee ñoom ci mbedd yi rek lañu leen gis. ngan seen ngan di oto ñu xaalis dëgg yëpp yore seen ngan di oto def nañ seen campagne proximité ba pare ñun yéen a tardé ñun ñu ngi ci biir kër yi nit ñee ñuy xaar ñun yéen gars yi ngi naanandoog nit ñi ataaya di dugg ci kër yi di babee déggoo li ma la wax nañu babi nañ saaf gerte yooyu la ñuy def yaa ngi dégg parce que loolu lañ mën a def parce que bu ñu duggee ci kër yi am na kër yoo xam bu ñu fa duggee ñu tànc leen ak ay questions yoo xamante ni saa waay moo tax dañuy tappale
tappale mooy comme li France tappale maanaam ngistal nii wooy ñoo ngi campagne mais ñemewu ñoo dugg ci biir kër yi ñun nag suñu approche nekkul folklore parce que dafa am lu ñu bëgg a wax nit ñi te li ñu bëgg a wax nit ñi pour wax leen ko àndul ak ay càmbar dañuy dugg ci biir kër yi toog wax ak ñoom loolooy première phase deuxième phase bi danañuy samp ci point névralgique wu Pikine Est yëpp ay RPI réunion publique d'information yoo xam ne jarul nit ñi di ñëw parce que nit ñi dañuy liggéey wàcc son micro bu baax la ñuy def sono bu baax la ñuy def di leen wax lu tege loo xamante ni du démagogie du ay waxi tappale mais ay wax yu leer a leer a leer. parce que ñun dañoo am vision pour Pikine te vision boobu noonu la ñu bëgg sunu député yi te wax nañ leen ko ba pare partager ak ñoom pour ñu porteel ñu ko ba pare également bu ñu demee ba 2024 bu ñu changé régime taxawaay bu mat sëkk parce que aussi ki nekk président mën na nekk Ousmane Sonko bu nekkee président taxul Pikine am ci dara bu fekkee ne fekkul waa doomu Pikine am benn taxawaay boo xamante ni Ousmane Sonko du leen fàtte ñii fi nekk nii ay Ablaye Timbo xuusmaa ñàpp yi ñoom xam nga la mooy seen problème ñoom amuñu fitu taxaw ne Macky Sall defal dara Pikine amuñu fitam yaa ngi wax sama yokk sama armée il a fallu que ñun ñu jóg xeex ñi jàpp ñu ci tëj ñu doog a yokk armée yi bi ñu ko yokkee ba pare après ñu doog a ñëw def service après vente jël micro yi naan waaw président li mooy wane ne président fonk na waa Pikine non waa Pikine ñoom ñoo fonkul seen bopp parce que ñoom ñoo jóg organiser ay marche teg metti yaa ngi dégg ñu yokk armée yi mais bu doon ñoom rek duñu yokk armée amuñu fitu gis nga suñ tali yi ni ñu mel xool tali bees ni ñu mel koo ci wax mu ne la du sama compétence pourtant Barthélémy Dias temps yii lay passé la dem ak le maire de Sicap commencé travaux wu defaraat tali commune de Sicap yëpp. mais Bara Gaye yaa ngi dégg mais ñoom ñu ngi nii Ablaye Timbo moom day toog ngay xool grand bi kanam gi ngay xool Ablaye Timbo ci kanam ngay jéem a xool grand bi lan la bëgg quoi doo gis dara. aucune expression faciale. xam nga mënoon nañu fee toog sax ba jóge fi. aucune expression faciale duñu ko man grand Ablaye Timbo man daf ma jaaxal c'est-à-dire man dama am affection ci moom quoi mais da ngay xool grand bi nga xool kanam gi ba xam di nga ci gis benn c'est-à-dire kii lii la bëggal Pikine lii la mais kanam gi dara nekku ci lewet. parce que yeneen maires yi ñu ngi góorgóorlu yeneen maires yi locales yi boo xoolee même ak en dehors de politique ñu ngi xaw a góorgóorlu mais maire de la ville de Pikine la kenn gisul benn acte boo xam ne posé na ko depuis qu'il est là. mais les maires tali bu bees dañ ko yàgg a jooy ku dëkk Pikine xam ne tali bu bees ni mu mel jaaduwul Daouda. mais oui jaaduwul mais koo ci wax ñaari maires yi entre maire Pikine Nord ak maire Pikine Est mënuñu si dara en fait. mën nañ ci dara. yaa ngi kaw maire de la ville croiser le bras mën nañ ci dara. non mën nañ ci dara bu baax a baax yow dañ jël kàddu jox la kii waa Pikine Nord dañ jël seen kàddu jox ko kii waa Pikine Est jël seen kàddu jox ko. duñ la jox sa kàddu nga dem toog sa bureau da nga war a génn yëkkati kàddu boobu noonu nañ génn ñoom ñaar population bi wër leen ñu ne président Macky Sall ñii kat ñun lañ jox seen kàddu tali bi yàgg na mel nii taxaw ci. mais bu ñu demee est-ce que dañu xaar bu ñu demee assemblée nationale dañ ko fa yuuxu. kan par exemple bu kan demee assemblée nationale maire Pikine Nord. leader yi nekkul woon maire bii nekk Pikine Nord nekkul woon député maire. nekkoon na ko. wax ma lii xam nga waa Pikine il faut que ñu yeewu quoi Amadou Diarra Pape Sagna Mbaye Pape Sagna député la woon ci législature bi passe parce que nga gis assemblée nationale mu taxaw di porter en écho benn revendication Pikine na wax lan mooy bilan am xam nga fii waxuñu ay dem maye fii ay kii dem jël en charge benn salaire benn gardien affaire non député boo xamante dañ la élire sur la liste départementale yow député national nga mais surtout député local nga yow yaa war a nekk écho wu voix wu sa localité mais Daour Niang Ndiaye nekk fi woon député maire de la ville de Pikine. bien sûr Daour Niang Ndiaye nekk fi woon député maire de la ville de Pikine xam nga grand yi dañuy fontoo quoi grand yi dañuy fontoo ay Pape Sagna ay Amadou Diarra ay samay grand lañ mais dañuy fontoo quoi te li ko def moom mooy en réalité dañuy ñëw du waa Pikine ñoom ñoo leen di choisir comme député seen état major yi ñoom ñoo ñu leen di forcer. coalition moo leen fay teg quoi. ñoom ñoo leen seen état major mooy seen parti ñoo séddoo teg leen fa bu loolu amee grand yi bu ñu faloo boobu la leen nit ñi di gëj a gis assemblée débat yi fay am di nga gis yeneen député yi
mais ñoom doo leen sax gis wala boo leen di gis tamit ci yeneen la ñuy wax mais du ñu wax ci problème mu Pikine Pikine tey Pape Sagna nekk na fi maire nekk député. Daouda Ndiaye nekk na fi maire député maire. Amadou Diarra nekk na fi maire nekk fi député. mais am na benn problème boo xamante ni loolu problème bu nekk Pikine bu ñu daan réglé bu yàgg muy problème mu souveraineté administrative Pikine amul souveraineté administrative. Géejawaay Pikine moo ko jur mais Géejawaay am na préfecture am na sa caserne sapeur am na yëpp mais Pikine amul préfecture mi ngi Géejawaay lan mooy ndeyu waa Pikine pour ñu dem seen préfecture il faut ñu dem ba Géejawaay lan mooy ndeyu loolu lan moo tax Pikine nga xamante ni ren la am 70 ans moo jur Géejawaay jur Kër Massar bu yàggul dara am na espace ñoom yooyu yëpp nañ ko tabaxal seen bopp Pikine amul caserne sapeurs-pompiers ay quelques éléments lañ détaché ville de Pikine amuñu oto amuñu benn logistique. mais c'est la faute à kii Daouda. mais ñun la moom laa la wax ak ñi nga xamante ñooy yore kàddu Pikine. parce que su nga xamante ni dañ naan la Pikine amatul espace boo xam ne war nañ non du dëgg baal ma ñëw ci armée de loolu lañ doon wax aka maa xam Pikine lu jëm ci suuf si nii daa aka ma koo xam alors donc Pikine mooy 46 départements yi ci Sénégal yëpp Pikine ak Tivaouane rek ñoom ñoo ci amul commissariat central Tivaouane commissariat urbain lañ am Pikine moo fi amul commissariat central Géejawaay moo ñu coiffé yoon yaa ngi dégg commissariat d'arrondissement bu Pikine bii nii zone de compétence bi mu couvrir mi ngi jóge Dalifort ba Saf Baar ñaari véhicule lañ am d'intervention ak ñaari brigade jour benn brigade bay liggéey wàcc beneen bi kii bu problème amee fële bu sérieux fële Dalifort fii bu amee problème bay toj ñeneen ay ñëw mais ñii mënatuñ ci dara du dëgg du yoon moom moo tax par rapport ak souveraineté administrative boobu noonu ñun dañ ne gis nga arène nationale fi mu nekk ni muy titre foncier DP 50 boobu noonu domaine privé de l'État la Pikine Nord moomu ko de domaine privé de l'État la protocole de transhumance bu Amadou Diarra suuf soosu la et d'ailleurs moom il ne s'en est pas caché mais il l'a dit comme ça en disant que dama dem fekk président pour mu jàppale moo réaliser sama ay projet mais yan projet mu liggéey Pikine Nord déglu ma wax la benn affaire nga arène nationale bi arène nationale foofu ñu ko def moo war a nekk la capitale administrative de Pikine moo war a nekk la parce que loolu dana garantir sécurité pikinois yi par rapport ak problème d'insécurité yi arène bi di générer foofu 16 hectares 67 la woon ñu jël 6 hectares 67 yi def fa lii di arène bi mu des côté bi 5 hectares point 30 côté bële mu am 4 hectares point 1 incluant terrain daaru bi yaa ngi dégg léegi en 2017 bi conseil départemental de la jeunesse di inaugurer seen siège bii ñu loué woon fii dañu porté woon benn plaidoyer pour am une maison de la jeunesse moom Amadou Diarra defoon naa ci benn post Facebook xam baax li may wax mu jóg Timbo bi ngi fa woon ne jeunes yi dañu war a am maison de la jeunesse bi ñuy laaj dëgg la wax na dëgg dañ ko war a am mu ne Ablaye Timbo nag xaalis bu koy defar amul sunu maire yi waxal président mu taxaw ci loolu man am naa terrain ci wetu stade bi lu ko may terrain domaine privé de l'État lan moo ko may terrain alors mais boobu ñi ngi xool naka la ñuy blanchir xam nga blanchiment d'argent dafa am mais blanchiment du foncier également dafa am dañu fekk benn suuf pour ñu mën ko aakimoo dañuy ñëw may ci benn sëriñ bu am tur nga xam kenn dootul kaas ñu dóor la ci des wala ñu ñëw ne ah dañ leen di tabaxal xanaa maison de la jeunesse de la citoyenneté bu ko defee xam nga jeunes yi kuul nañ dootuñu kaas li ci des ñu dóor ko ñun maa de Pikine duñ ay ngaaka mu ne am bu dee président def na loolu xëy na ñoom Timbo ñëpp a tàcc xëy na ma transhumé loolu la woon 2017 te maa ngi poste yi ba léegi mën naa ko génne Facebook ma xëy def ci poste mu dugg ci poste bi weddi wereng rek affaire ma ne waa nañu dem rek yaa ngi dégg bi ñuy def pose première pierre bi en réalité foofu la deal bi loolu deal bee ka laloon quoi parce que pose première pierre normalement ça devait être une activité citoyenne mais c'était une activité politicienne foofu la ay awaña ay Néné Fatoumata Tall Matar Ba ak Diarra ak Timbo foofu lañ selee
le protocole de transhumance li ci desoon moo nekkoon Macky Sall validé ko bi ñu demee seen audience mu validé ko mu transhumé mais loolu fa des suuf jël nañ 0,5 hectares muy 5000 mètres carrés mooy 5 yooyu nga gis fu loolu ñu remblé loolu rek la ñu waroon remblé mu tolloog 0,5 hectares pour la maison de la jeunesse et de la citoyenneté mais ñun bi ñu dugg pré-campagne moo tax après ma ne man def naa erreur de parce que élection yi ma dugg nii nekk ci candidat dana tax ba dootuma tal suuf sa la nële bi ma ñëwee taxaw ndeket remblé 1 hectare point 40 te ñu ngi waroon remblé juste 0,5 hectares. mais lan lañ la wax lañ ci def. loolu moom laa lay wax nii lu ñu nëbb nañ génne plan de masse su projet bi ñu fa délibéré plan de masse bi moom mooy wane lii ak lii ak lii ak lii lañ fa war a tabax te lii ak lii ñu ci tabax lii lay jël ci superficie mais duñ ko def. poste de police bokk na si li ñu wax foyer. dégg nga affaire bi nag du loolu da ngay génne plan de masse bi jox population yi ñu def seen veille citoyenne c'est-à-dire ñu mën ci teg seen bët xam ne lii la def contrôle citoyen bi mais duñu ko def yaa ngi dégg. parce que buñ ne laa police baax na moom laa lay wax yooyu lañ lay dóor bu ko defee nga ne kon kay waaw suuf si mën a nga jël fekk yoo ñun yooyu yëpp dafa war a am mais nañ ñu wax comme par exemple le maire là bi ma bilan à l'heure du bilan indi naa fi benn corbillard indi naa fi ambulance mu su fi am tabax naa fi benn place publique tuddee ko Pa Amadou ki 30 millions mooy place publique bi nekk ginnaaw école 30 millions mooy sànjaay yooyu ñu def foofu noonu alors 30 millions yaa ngi dégg yooyu la ñuy def bu ko defee yow da nga naan kii mënoo weddi ne def nañ fi dara mais li nga war a laaj mooy ñaata lañ yore léegi bu leen yàlla dimbalee ba ngeen léegi assemblée nationale may ma ñëw liggéey ngeen fas yéenee def mooy porter d'abord ce plaidoyer pour la souveraineté administrative de Pikine préfecture Pikine Guédiawaye superficie 5700 mètres carrés 0,57 hectares 0,57 hectares c'est-à-dire bu ñu jëlee espace bi ñu jox jeunes yi. mën nañ fa am ñun un bloc administratif boo xamante ni sunu préfecture dina fa mën a nekk ba pare également sunu sous-préfecture bi nga xam ma nga fële ci ruq ba. ca ñaay ba di fay 200 000 francs ñoom tam ñu mën a am foofu noonu ay locaux du dëgg ñu mën fa def benn centre d'état civil mu nekk bloc administratif xam nga loolu fu mu am dinañ ko sécuriser bu ñu ko sécuriser dinañ sécuriser waale. armée li moo tax ñu war a teg à côté un commissariat central teg Dalifort benn commissariat d'arrondissement teg foofu noonu benn commissariat central parce que commissariat central moo ëpp personnel moo ëpp tamit moyen logistique bu ko defee mu ñëw chapeauter coordonner commissariat bu Pikine bi d'arrondissement bi commissariat d'arrondissement bu Dalifort commissariat d'arrondissement bu Guinaw Rail commissariat d'arrondissement bu Thiaroye commissariat d'arrondissement bu Mbao yaa ngi dégg mu polariser loolu yëpp te brigade gendarmerie bu Foire 0,33 hectares la yaatuwaayam 3300 mètres carrés xaj na fa yaa ngi dégg. beneen bi mooy man dama ne AS Pikine parce que suuf si bu ñu ko kër gars yi dañ koy caxat-caxate AS Pikine par exemple ñu nga dem fële Malika Place loué fa di fay 250 000. pour li entraîner foofu. du yoon AS Pikine dafa war am patrimoine stade Alassane Djigo bi superficie bi 0,79 hectares la dindil turbine yi gradin nga ñëw fii jël rek 1,5 hectares mën nga fa tabax benn centre sportif bu AS Pikine yaa ngi dégg mu am pelouse bu ñu entraîner am piscine am salle de conférence am salle de musculation am boutique boo xam fa la ñuy jaayee gadget wu AS Pikine yi. mais Daouda li nga nekk di wax nii bu ñu la déggee ngay wax dafa li nga wax nekk di wax nii dafa weesu wala. non weesuwul mais léegi mu weesu parce que comme li wax suuf soosu noonu. suuf soosu noonu raser rek lañ gis ñu def. raser clôturer mooy loolu indi seen i. waa léegi waa Pikine est-ce que lijjanti nañ loolu ñu raser lu tax ñu raser ko. waa Pikine est-ce que lijjanti nañ loolu yaa ngi dégg loolu lañ fa waroon a waroon a def. ba pare def foofu benn cantonnement bu ñu mënta am caserne sapeur pompier. ñu am foofu benn cantonnement jox leen logistique des fois fii accident am fi nga woo waa Guédiawaye ak embouteillage yi bul xam kañ la ñuy ñëw. di yoon c'est un département Pikine c'est un département moo jur yeneen département yëpp Pikine màgget la am na 70 ans. mënalul boppam dara
loolu du en fait loolu c'est une question de fierté pikinité bi ñu wax c'est une question de fierté que ñun li ñu soxla yëpp mu am fii Pikine. loolu bokk na ci li leen poussé ba ngeen war a mën a jóg pour dem fee nga xam ne mooy pencum ndaw réew mi. moom la ñu bëgg jour bu ministre de l'intérieur di ñëw ñu voté budget suñu député yi tegal ko metti ne ko il faut nga def commissariat central à Pikine loolu la ñu bëgg bu ministre de l'environnement ministre des finances ñëwee. ñu ne carrément Pikine dañoo am or loo xam mu ëpp pétrole mooy la Niayes de Pikine mooy la forêt classée de Mbao ñu war ko mën a aménager ba mu intégrer Pikine dans la carte touristique nationale. jural jeune Pikinois des milliers d'emplois verts jural tamit suñu commune des milliards de ressources vertes li may tuddee emploi vert mooy liggéey parce que bu ñu koy aménager dañ koy aménager de façon du am tabax parce que cette zone là depuis la loi du 15 avril 1952. gouvernement colonial ba laa wax de zone non aedificandi maa fa xam kenn fa tabax est-ce que mës ngeen fa dugg fii ñuy tuddee technopole. ci biir yooyu. xeex bu ñu doon xeex ñun xeex. bu ñu doon xeex moo tere ñu séddoo ko séddoo woon nañu ko ba pare Serigne Boub jëloon na 8 hectares Bara Gaye Clean Oil ay ñeneen ak ñeneen ak ñeneen boo xoolee ay temps da ngay romb tali bi gis ndox mi waw jant bi wawalu ko de ñoom ñoo ko wawal topp naa ko benn jour combat Eumeu Sène ma xam ne ñëpp a ngi ci biir ma profité ci ànd ak Grand Mbacké Seck ñëw taxaw topp ko ci biir ron autoroute bi lañ dugal ay tuyaux mu jaar ci ron autoroute à péage bi di drainer ndox bi muy déversé wu ci ñaari bassin rétention yi nekk fële Dalifort ñu demaat foofu suuraat ay tuyaux mi ngi génne arrêt magasin Yaraax ci géej gi foofu na boo demee di nga gis xeex bi ñu doon xeex moo tax le décret de 2019 748 ñëw classé ko réserve naturelle de la grande Niayes de Pikine et dépendance de la grande Niayes de Pikine et dépendance muy Niayes bii ngay gis nii ñu koy tuddee technopole mu toll 500 hectares virgule 15 ak ñaari dépendance benn mooy la Niayes de la Patte d'Oie bi jógee Patte d'Oie ñëw ba fii ay nu mu tuddee waay Cambérène toll ci 88 hectares point 9 ak la Niayes des Maristes lac ba ak li nekk ci autoroute mu nekk 23 hectares virgule 5 boo ko boolee lépp mu nekk 613 hectares gis nga loolu sawaay bu ñu ko aménagé woon gars yi dem ay Mbour ak ay kenn dootu demati te day intégrer Pikine dans la carte touristique nationale générer des milliers d'emplois verts ay guides ay restaurants ay sport équestre ay aviron ak yeneen ak yeneen ak yeneen. am ngeen liggéey bu mag a mag parce que li nga nekk di wax nii pour mu dugg ci boppu jeunesse bi ak waa Pikine il faut que li nga wax nii porte à porte pour que ñoom ñu xam léegi lan ngeen yaakaar ci jeunesse su Pikine ak waa Pikine le soir du 31 juillet. waaw mais mooy li ñu wax nii moo tax ma ne la ñun bokkuñoo gars yi xam nga gars yi amuñu lu ñu wax nit ñi moo tax ñun mën nañoo dem ci nit ñi parce que am na lu ñuy wax nit ñi. moo tax àndul ak musique ak càmbar ak ay caravane ak affaire yooyu moo tax porte à porte la ñuy def ak ay RPI di wax nit ñi loo xamante ni ne leen suñu député yii boo leen ñu voté le 31 juillet suñu député yi dinañ porter le plaidoyer à l'Assemblée nationale pour la souveraineté administrative de Pikine Pikine am préfecture am Pikine am commissariat central yaa ngi dégg Pikine am tamit à défaut d'une caserne un cantonnement de sapeurs-pompiers ak yeneen yi nga xam Pikine da ko soxla yaa ngi dégg beneen bi itam la Niayes de Pikine bii danañ fexe ba nga xam ne ànd ak population yi dans un plaidoyer ba ñu aménager ko mais un aménagement qui n'est pas en contradiction avec les fonctions de la zone parce que zone dafa am fonction écologique environnementale commerciale ndax maraîchage bi ñu fa def agricole yooyu yëpp yaa ngi dégg loolu nag nii Amadou Diarra lijjantiwul loolu Pape Sagna lijjantiwul loolu yaa ngi dégg nu mu tëddee waaye ñi demoon te ñëwaat dawru lijjantiwul loolu lijjantiwuñ waa Pikine ñoom dañ yaakaar ne li fi nekkoon moo fi nekk ba léegi façon politique bi fi nekkoon moo fi nekk façon politique boobu doxatul parce que nit ñi sénégalais yi dañoo yeew Pikinois yi nelawatuñu. mais c'est très important la communication parce que dafa am ñu yeewu te bëgguñu ñiy nelaw yeewu. moo tax ñun ñu nekk moo tax ma ne la man personnellement man Daouda Gueye man lii moomu ma indi ci coalition Yewwi Askan Wi. c'est-à-dire que comme dama ko doon wax ci biir campagne du affaire ay nekk maire wala nekk député. wala nekk leneen. li ñu waxoon avec ou sans mairie dañuy continuer ci li ñu nekkoon. investir ou pas dañuy continuer parce que Yewwi Askan Wi mooy suñu famille politique. ngeen bokk même bu ñu bokkul parti. moo nekk suñu famille politique parce que combat yi ñu fi porté yëpp aar nañu bokk noo lànk M2D ak yeneen yi ñun ñoo ko porté ndoo.
donc du ma ànd ak ñoom porter combat yooyu yëpp nga xamante ni tey ki nga xamante ni moom moo incarné le projet révolutionnaire Ousmane Sonko taxaw ñi bëgg koo faagaagal physiquement laa wax de waxuma sax ay politiquement man ma taxaw di seetaan yaa ngi dégg parce que fii moom neutre amu fi on est toujours neutre contre quelqu'un fii neutre amu fi waaw fii neutre amu fi taman dama mësta neutre comme li ma lay wax ñun combat yi dañ ko doon porter avant ñuy xam Ousmane Sonko avant ñuy xam Pastef Ousmane Sonko mooy le leader politique ba nga xam moom moo ñëw ñun li ñu doon wax yëpp mu koy wax ci kaw te amul beneen politicien bu ko ñemee wax ana wax ma ban politicien moo ñemee taxaw di wax ci franc CFA bi te tant que amuñu suñu souveraineté monétaire bu ñu xalaat développement ana ban politicien moom moo ñëw di wax souveraineté linguistique ñëw taxaw conférence de presse na wolof laay wax pare waa RFI ne ko kii mu ne leen wut leen ku leen ko traduiral parce que oui mais bien sûr waa France bu ñu def seen conférence français lañ koy def ñi nga xam dégguñu fii wolof français ñu leen koy tekkil. mais loolu ñëpp ànd nañ ci mais. amul réew moo xamante ni développé wu na tey jëfandikoo une langue étrangère amul fenn néew ma nañu débarrassé wu ci français mais bu ñu ko jiital lan moo tax réew moo xamante ni 20% de la population maîtriser wuñ français nga xam matuñ sax asakay réew mi nga teg ci article 1er de la constitution ne pour nga nekk président war nga am fi ndomba tànk il faut nga dégg français lan mooy loolu te ñi nga xam ñooy doxal dëkk bi ñu ngi nii ñii dégguñu français commerçant yi baykat yi affaire yooyu noonu loolu léegi démocratie tant que ñi ngi koy exercer ci langue boo xam langue étrangère la langue boo xam ñi ko fi dégg matul asakay réew mi loolu du démocratie ay naxe mbaay la ay kàcc la moom moo tax nag loolu nekk aspect boo xamante ni tamit day wane ne carrément kii di Ousmane Sonko yàlla moo ko def quoi dégg naa xale yi Tiwaawan di wax naan àdduna amul solo ndeysaan nangu leen yàlla defal Sonko mais nañ ko nangu yaa ngi dégg te gars yi dama bëgg yëkkati àdduna amul solo ndeysaan nangu leen yàlla defal Sonko àdduna amul solo ndeysaan nangu leen yàlla defal Sonko lii la léegi loolu moo tax gars yi lii la yàlla def dafa influencer jeunes yi parce que les gars yi sax ay ndigal la ñuy wax. non xaar ndigal xam nga lu tax mais di n'importe quoi. xam nga loolu dañ koy wax pour ñu xumbal mais foofu yegg ci wàllu politique quoi. bu ay jeunesse taxawee naan non ndigal la ñuy xaar. ku gis loo mës a def loo mës a def xam nga Ousmane li muy wax xamalul nit ñi lu bees dafay wax li nit ñi li nekk ci dënnu nit ñi moom lay wax moo tax buy wax ku nekk da ngay jàpp ne yow yaay wax yaa ngi dégg. buy wax day mel ne yow yaay wax te gis nga gaa yaa ngi koy ma wax leen Ousmane Sonko dafa pare c'est-à-dire que ay affaire ay dafa jub ay dikki yooyu yëpp da nga koy tënk ci leen dafa pare dara lañ mënul ci moom. mais am na ñu ne cadet la ci wàllu politique parce que dafay wax directement fi mu jëm bu régime bi daanoo dinañ leen topp gars yu bëri jàpp ni loolu erreur la te mu am politique. Cheikh Anta Diop da doon wax ne. nit ñi dañ leen a fen bu boo leen waxee dëgg da ngay tas seen yaakaar. mais loolu est-ce que du erreur ci wàllu politique. yaa ngi dégg nit ñi dañ leen a fen bu boo leen waxee dëgg rek da ngay tas seen yaakaar mais ñi muy tas seen yaakaar mooy ñi nga xam ne jubuñu yaa ngi dégg mais lan la ñu wut nit ku dëgg la ñu wut non wala dañ bëgg ku ñuy nax. nañ xool la nañ bëgg mais ëllëg dinañ leen topp daaw da nga koy wax ku ñu nekk ci pouvoir. ma ne Issakha Diop mii dana goqi man maa la wax loolu man loolu du problème Ousmane Sonko suñu problème ñun waa Pikine xanaa yaa ngi dégg dana goqi ak keneen koo xamante ni guux na te bëri nañu guux mais comme Pikine Est laa nekk compte de gestion Pikine Est rek laa génnee parce que comme ñoom dañoo bëri ay buxaaba bu ma génnoon compte de gestion ñaar ñett seen buxaaba yi moo ngi campagne bi ak quoi. mbokk yi ñu fàttali leen yéen a ngi en direct sur la télé Pikine TV jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy professeur Daouda Gaye waxtaan bi neex na am na solo comme li mu doon wax sànq rek assemblée nationale lu Sénégal yëpp la ñu ñëpp ñoo ko bokk moo tax soxla nañ fa ay nit ñoo xam ne ay nit ñu am crédibilité lañ ay nit ñoo xam ne nit bu ñu taxawee nga xam ne ñii am nañ lu ñuy représenté waaye li weesu ku nekk xam ne ku nekk si ñun bëgg na lu ko soppi ñu bañ faa taxawati ku nekk naan man député diw laa wala député sàngam laa ndax Cheikh Anta Diop daf ko doon wax sànq ci li muy wax nee na fukki nit bu ñu taxawee ñëpp dégg olof
mu am ñu roccee ko di wax tubaab nar nañ jubadi te loolu moom moo am ci réew mi assemblée nationale bu ñu fa taxawatee wala ñii nga xamante ne nii ñoom ñooy ñaan yàlla pour dem fa bu ñu fa taxawatee nañu ne asalaamaaleykum mbooloo mi dama ne ñu leen nga ne suñu maam yi ak suñu yaay yi ñu xam li ñuy wax lan la xam projet bu ñuy tegal lan la assemblée bu mel noonu la ñu bëgg moo tax Daouda émission tire à sa fin mais ma bàyyi la rek nga wax seen plan ak fi ngeen ñëpp parce que gis nañ ci réseaux sociaux yi ñëpp ñu ngi tëral seen ay plan de communication étape par étape mais gisaguñ fii ci département Pikine fii ñu wax jour tel fii la ñuy dem jour tel nii la ñuy dem. si génn na par exemple mercredi ñëw leen couvrir nous on reçoit Inch'Allah. Le département ici à Pikine Est toj fii dañuy toj fii yaa ngi dégg ci kaw loolu may wax jeunesse Pikine Est yéen ñi ñëpp ci projet bi ngeen ànd mais toog muy dox amul fenn li sëñ Mountakha di wax toog muy dox amul fenn yéen ñëpp maa ngi woote téléphone ñoom ñëpp parce que dañ ma kii Franc mi maa ko woo il faut ngeen di ñëw ci siège bi ñu jóg songandoo commune bi parce que dafa am loo xamante ni lu am solo la ñun coalition Yewwi Askan Wi lañ bokkoon mais léegi intercoalition Wallu ak Yewwi moom moo am ci biir intercoalition boobu noonu nag ñu jël département Pikine jagleel ko waa Wallu ci liste Wallu départemental bu Pikine ñi am ci ñun ñetti investi muy Cheikh Aliou Bey nekk le maire de Diamaguène Sicap Mbao coordonnateur départemental de Pastef muy Moussa Fall maire de Tivaouane Diacksao bokk PUR bokk Yewwi Askan Wi ak Fatou Gueye bu Pikine Ouest ñeneen ñaar ñi Mame Diarra Fam la bu PDS ak Ndiagaña yaa ngi dégg donc ñun bii mooy suñu liste Pikine Est Pikine Est Pikine Nord 12 communes yëpp bii mooy sunu liste Ablaye Wade bii moom mooy sunu liste boo leen dugalee bulletin wu Yewwi Askan Wi da ngeen di marqué ay buts contre votre camp ndaxte loolu da ngeen di dooleel Benno Bokk Yaakaar kuy voté fii ci Pikine Est ak Pikine yëpp boo jëlee bulletin wu Yewwi Askan Wi nga dugal ko da ngay dooleel Benno Bokk Yaakaar bulletin bi ngay dugal boo bëggee dooleel Yewwi Askan Wi mooy bulletin bii nii di bulletin Wallu Sénégal bu ko defee ñu gagné jël 5 députés yi ci département bi yëpp. yaa ngi dégg 18 départements yi ci Sénégal yëpp intercoalition bi dañ ko bàyyee lii di Wallu Yewwi gardé 28 départements yi boo demee Dakar par exemple Ablaye Wade moo sos lii di Ablaye Wade mës a voté contre keneen pour keneen ku dul PDS Ablaye Wade mësul dem di voté dugg ci isoloir bi jël bulletin wu lii di PDS di ko dugal ci mbalit te dina ko def parce que Dakar lay voté te Dakar Yewwi la ko intercoalition bi jox. moo tax boo demee Dakar Ablaye Wade buy voté dina jël bulletin bii de dina jël bulletin Yewwi mais bu demee ba dugg ci isoloir bi bii lay def ci mbalit bi bulletin moom lay def ci mbalit bi jël bulletin Yewwi dugal ko ñun tamit fii ci Pikine yaakaar naa loolu bu amee ku muy métti Ablaye Wade lay gën a métti ci xolam du ñu gën a ko rek fii ci Pikine bu ñu duggee ndaxte li nga xam moom la loi bi wax yaakaar naa article L 170 du code électoral mooy bu fekkee ne bulletin yi candidat yi ëpp na 5 wala mat 5 mën ngaa jël 5 kase jarul ngay jël yëpp. ok kon yéen mën ngeen bañ a jël sax bulletin Yewwi balaa ngeen di juum boo leen duggee njëkk leen a jël bulletin bii bu mboq bii bu Ablaye Wade bii moom ngeen di jël boo leen ko jëlee. boole leen ci yeneen 5 bulletins yoo xamante ni Yewwi du ci bokk 5 bulletins yooyu yëpp na ci bulletin bojo yi bokk. yaa ngi dégg bulletin ñi nga xamante ni ñoom ñooy jàppale góor jigéen yi bañ a voter la loi contre pour la criminalisation de l'homosexualité ñoom ñu nekk ci lobby yi ñoom Djibril War ak ñooñu ngeen jël seen bulletin sànni ko ci biir kees gi na kees bi marron beige ngeen jël bulletin bu baax bii mooy bu mboq bii Wallu bii ngeen di jël dugal ko ci biir enveloppe bi dugal ko ci urne bi fii ci Pikine Est fii ci département de Pikine ñun Wallu la ñuy voteel mu fin dama bëgg ngeen wax ko man fii ci Pikine ñun Wallu la ñuy voteel mu fin Pape Demba Dieye dédicace waaw ñu ngi am bu baax mbégte ak kontaante dalal la fii nga xamante ne nii moom mooy Pikine TV ak fekk si bi nga xam ne fekk si nañ la ko fii ak gars yi nga xamante ne nii gars yi parce que fekk bi ñu leen fekk si fii ñu ngi am mbégte bu baax ak kontaante xanaa nga waxaat gars yi rek comme ni ko gars yi di waxee ñu naan Ousmane mu sell mi kañ lay ñëw Pikine bu ko defee gars yi mën a
Zou Nourayni Serigne Seydina Ousmane Sonko mu sell mi looloo dagg xolu gars yi te lu leen naqari neex nañu waaw dina ñëw Pikine Ousmane dina ñëw Pikine ci loolu Ousmane dina ñëw Pikine te yaakaar naa ne bu ñëwee Pikine waaw li fi desoon doon lappi-lapp yëpp dana leen écraser donc yaakaar naa ne dina fi ñëw mi ngi ci biir programme bi d'ailleurs meeting de clôture bi fii la le 29 lañ koy defee wala moom moo ko recevoir ñun dinañ def suñu continuer suñu ay porte à porte léegi nii dañuy jóg dem ci terrain bi def ay porte à porte wax ak nit ñi dinañ def ay RPI ba mu baax nit ñi dégg li nga xamante ni moom moo ñun suñu projet bu fekkante ne jox nañu seen ay voix ba 31 juillet ñu am ay député wu Pikine de vrai député wu Pikine waxuma ancienne gloire yi waxuma ancienne gloire yi ay Pape Sagna Mbaye ay Daour Ndiaye ay Awaña ay nu mu tuddati waay Amadou Diarra ñooñu ay has bin nañ ay ancienne gloire nañ dem ànd ak ay ñoom Doudou Baka Sarr ak ñoom Manga 2 dem toogi fële nële jeunesse bi ñu bàyyi leen ñoom ñu fal seen ay député bu ko defee ñu mën a taxawal Pikine taxawaay bu am solo fële ci assemblée ma leen di fàttaliwaat bulletin bu baax bi mi ngi nii bulletin wàllu mooy bulletin bu baax bi waaw Daour Ndiaye lan la fi def Pape Sagna lan la fi def ndax yéen a ngi leen di gis faale wuñu leen waa Pikine yeewu leen ñëpp yeeweeku nañ département Pikine mooy l'un des rares départements boo xamante ni dañu ko ne di leen yeew Ablaye Timbo continue nekk fii avec un visage sans expression faciale grand occasion na deuxième sens mi ngi nii yeeweeku leen waa Pikine c'est une question de fierté waruñoo xëy le 1er août yaa ngi dégg yeew yi gagné fépp wàllu gagné fépp ba pare Pikine desaat ci loxo bojo yi waa Pikine bañal leen seen bopp loolu yeewi leen seen bopp jërëjëf muy noonu mbokk yeeg xarit yi nga xam ne yéen ñu doon seetaan en direct sur la télé Pikine TV ñu ngi sant ñëpp aywa balaa ñoo tëj rek Xaadim ñu bàyyi gars yi ku ci am kaddu boo xam ne di nga ko si mën a sànni nga présenté wu waaw bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw ñun ñoon Pikine Nord lañ dëkk en plus jëmm ji man moo gën a tax may wax quoi ndax yonente bi dafa wax lu garaaw mu ne xale mooy jixaat mooy defar dëkk te naka la xale di jixaatee di defar dëkk mooy ñun yàgg nañ si xeex bi nañ daan tase manifestation yëpp mais man personnellement ak li ma yàlla may du ma gis leader bii nii du ma gis ni kii mooy leader bi gis nga kii mooy leaderu waxuma la Pikine West mooy leaderu Pikine actuellement nii wallaahi lazim gis nga man ànd naa ku ne man Ousmane Sonko jëmmam ñoruma ndax day taxaw ni ma taxaw nii kii day taxaw ni ma taxaw nii manifestation dama fay dem xale laa mais imagine leen année yi passé 20 ans si ginnaaw mas ngeen a gis xale di toog di wax si politique non xale yi dañ ñoo nax si làmb lañ ñu doon waxloo si kaay ñu organiser leen ngeen di football yoo xam ne si maanaam du jëm fenn boo demee ba màgget nga nekk si paay koñ bi di PMI di pare foot loolu moo fi jeex ñun dañoo gëm ni ñun ay jeunesse lañ man damay liggéey bi may xale ba léegi liggéey laa xam xaw ma leneen jàng naa alxuraan sama papa yar na ma samay waajur yar nañ ma mais man bi ma gisee Seydina Ousmane Sonko mu sell mi ba léegi nii mën naa ne su amee problème ñi ñàkk a nelaw si laay bokk wallaahi lazim problème yi fi amoon noonu dama daan jug guddi di ko ñaanal daaw ma nelaw te du ma ko ñaanal ba léegi ni saa bu ma xëy ay sose ndox laay saraxee di ko saraxeel jëmm ji di Ousmane Sonko jërëjëf chaque jour nag mais li may lancé message mooy Pikine nañ delloo seen xel xam ne milliardaire ay millionnaire a ko gën benn milliardaire téeméeri millionnaire a ko gën ndax benn milliardaire mën na ko yemale si poosam ak ay mbokkam mais téeméeri millionnaire mën nañ jëriñ seen i mbokk dëgg la Pikine man pourquoi pas man li ma fiy doxee di fi gis ay fight daaw dëgg mi su ma ko fekkee manifestation xaw ma woon Pikine la dëkk yàlla moo def ñu lancé ma boole ma ak moom mais Pikine gisuma jëmm ju mel ne daaw dëgg mi maanaam ku am capacité am nangoo taxaw wax mu jaral ko nag xoole dugg kaso génnaat wala mu jaral ko dee si kaso bi man kii nii barki billaahi wallaahi taalaahi man moom laay àndal su fekkoon am naa fu may tuxu fii laay tuxu si wetam moom xamu ko sax instant bi li may wax ni xamu ko sax man samay doom yu ndaw yi ma am ñaari doom yi ma am man moo tax ma xam ne Sénégal gi su fekkee 2024 Macky Sall na fee toogaat maa ngi Mali man maa ngi Mali ndax man lii man mënu ma ko comprendre quoi 1960 ba léegi nii ñun mënuñoo comprendre ñun suñu président yi Ablaye Wade moo si tene Ablaye Wade moo si tene la moo si gën de moo si tene gis nga wàllu Ousmane Sonko ay Ablaye Wade ak ay Khalifa Sall ak ñëpp nañ comprendre yàllaa ko fi teg bëri ko si mbaltal la puus mu dem ñaaka puus mu dem
ñun Ousmane Sonko li ñu xam ci moom yëpp doon ay xale dañ koy ñaanal ñaan yoo xam si yàlla dañu koy wanaat jaxran incha allah. jërëjëf am na solo ba pare ñu ànd ak moom bëri na léegi nag mise à jour si téléphone lañ ko doon gis mais ñi fi nekkoon 1960 seen mise à jour jot na nan dem buñ demul tamit yàlla dina leen fi jëlee wala ñun ñu buux leen sës leen si bato bi incha allah rabbi gars yi nañ def mbooloo jërëjëf am na solo mu ngi noonu Khadim am na solo bu baax a baax a baax ñu ngi sant ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi ñu doon teewlu en direct sur la télé Pikine TV di nuyu ñëpp ñoo xamante ñu ngi doon seetaan rawatina waa Kaolack gi nga xamante ne nii fa laa jóge di leen nuyu bu baax di leen siyaar ñoom dañuy béggee bu baax télé bi di ko seetaan may am tuuti rek loo xamante dama koy seede ci Daouda Gueye man dama nekkoon jeune teel a dugg ci ay combat yoo xamante ne nii depuis Ablaye Wade mu ngi foon temps ñuy taxaw Daniel Boretier di taxaw place de l'Obélisque di taxaw feet du taxaw fu nekk keroog bi ñu Arouna Sy di dàqe ñuy tëb di cëppeelu biir John Kennedy bi ñuy rey Mamadou Diop j'étais là-bas man maa ngi fa woon kii ma daan koy yàgg a ràññee ci combat yooyu bi ma koy doog a gisaat fii Pikine mu nekk ci collectif sama suuf ma yokk sama armée li ma leen njëkk a wax mooy du dellu ginnaaw ndax xam naa ko bu baax a baax a baax kon loolu maa ngi ko koy seedeel bu baax a baax di ko seedeel ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd di liggéey Pikine ñun ñëpp ñoo ko bokk Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk lépp li si waay di wax rek pour mu baax moom moo tax kon ñu ngi ñaan yàlla ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy dem assemblée nationale ñu nekk ay député yoo xamante ne ay député yuy représenté seen i ay gox lañ waaye député yuy représenté seen i askan lañ te bañ a nekk ay député yoo xamante ni dañ fay toogal benn parti wala benn nit ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm mbokk di leen jox dig daje beneen jërë ngeen jëf